mooy fas yéene waxtaane tomb boo xam ne ni ko sëñ Abdoulaye Diop waxee tomb bu actuel la mu jëm ci média et société maanaam ni ko bindee mooy média et société avantages inconvénients et perspectives loolu nag mooy man nga ne tasum xibaar wala yaatal xibaar communication ak ni nga xam ne noonu la ko askan wi di dundee ni ko société bi dundee loola nag am na ca ay njëriñ yooyu day baax ñu xam ko mu doon am na ca it yuy lore yay lore it day baax ñu xam ko bu ñu xamee njëriñ yi xam yi ciy lore ñu xam tamit ëllëg fan la jëm ak nun ak naka lañ koy mën a waajalee ba lor yooyu du àgg ci njaboot gi njariñ yooyu ci nekk ñu mën koo jariñoo kon loolu la ñu dénk koo xam ne moom loolu ci la yëpp muy journaliste bii di Pape Djibril Fall nga xam ne communicant la journaliste la borom xam-xam la ak gëstukat la doon taalibu Sëñ Tuubaa loolu nag dana baax loolu su ko defee expérience bi ci am mu partagé ko ak noonu su ko defee dana doon bind woo xam ne dinañu jariñ kon dañ koy daal di jox kàddu gi su noppee Serigne Mamor Amdi ni ko sëñ Abdoulaye Diop waxee doy na sax mooy ciy def taaliq mooy def commentaire ci sujet boobu nga xam ne moom la Pape Djibril Fall fas yéene leeral kon ñu may ko ak déglu incha allah di ko ñaan yàlla defal ko ci tawfeex. salaamaaleykum kon sëñ Pape Djibril bismillah. mbokku jullit yi fi teew yëpp di nuyu mbokku taalibe yi fi teew yëpp kenn ku ci nekk ñu nuyu la ci sa tur ak ci sa sant di santaat bu baax a baax suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moo ñu boole defal ñu tawféex ba ñu mën a bokk ci jotaay bi di ko sant ci lu bare te lu ñu ci xool càmbar ko rek ba mu jeex dañuy gis ne du logique bu doomu aadama rek moo ñu ci boole waaye tawféexam la ak kàttanam ak nammeelam kon ñu koy sant bu baax moom suñu borom subhanahu wa taala di santaat yàlla bu baax a baax ci dëkk bi nga xamante ni fi la waxtaan wi amee muy Touba sant bu baax a baax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul santaat bu baax a baax tamit ci waxtu wii mu am ak jamono bii mu am ak weer wu tedd wu màgg bii nga xamante ni ci la ñuy def waxtaan bi muy weeru safar di ñaan suñu borom rek lépp loo xamante ni borom bëgg na ko ci muy ci dëkk bi muy ci weer wi muy ci bés bii ñu jëm suñu borom defal ñu ci kàttan ak tawféex ba ñu mën koo jëfe ba màng ci leer yooyu ak yiw yooyu lu màgg di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir suñu borom guddal fanam yokk wéram ba li nga xamante ni yépp mu ngi koy naal di ko bëgg liggéeyal ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ak ñi mu ko àndal yépp njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yépp di gërëm bu baax kilifa yi ñu fi fekk yépp kenn ku ci nekk buñ sañoon day jaar ci sa tur jaar ci sa sant bu ñu sañoon nit nii mu demee sax ba xam naa ne jamono ko indi ba ñu toog ci kaw nii sax du demee noonu ñu ciy jéggalu bu baax di gërëm bu baax a baax kenn ci ñoom muy Serigne Saliou Serigne Modou Fati Khari di sunu kilifa ñu teg ngërëm li ci loxoom mu jàll leen ñu ko ci kilifa yi fi teew yépp muy délégation Serigne Ahmadou Badawi
ak Cheikh Ahmadou Rafahi Mbacké ñun ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di gërëm bu baax tamit sama wëllëre yi nga xamante ni fekk naa leen fi tey muy Serigne Abdoul Khadr Ba Majalis moom matuma ci moom seede ndax kóllëre bu yàgg bu dëgg ak cofeel bu dox suñu diggante ma naw ko lool ci liggéey bi nga xamante ni moo ngi koy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fii ci Touba ak fële ci Dakar ak fu bari ci biir Sénégal di gërëm bu baax Serigne Mamour Amdi moom yàlla dafa dogal man maa def ay pexe ba jokkoo ak moom ngir rafetlu liggéeyam boo xamante ni gis naa mu koy liggéey ci yoon bi kon sëñ Mamour sama xol sedd na bi ma ñëwee fekk la ñu bokk jotaay boo xamante ni xam naa ne ndimbal la ak tawfeex ci man di gërëm bu baax boo xamante ni nag lii ñuy def doyen la ci ñun muy Serigne Lamine Diouf bu Hizbut Tarqiyyah ñu seen ko ne leen ci ginnaaw sant bu baax ci fekk gi mu fekkee jotaay bi nga xam moom précurseur la ci lii ñuy def de façon générale waaye ci fii mu koy defee ci segment bii mu nekk muy toolu Cheikh Ahmadou Bamba bi moom da cee nekk koo xamante ni ci lañ ko fekk mu nekk royukaay ci ñun di gërëm bu baax waa Rafah TV di ci jiital Serigne Moutala ñoom sëñ Abdoulahat ak ñoom ñëpp ñoom Cheikh Tay ak ñoom Soxna Diarra ak ñoom ñëpp ci seen liggéey ak seen taxawaay man ak Rafah TV nag c'est une longue histoire ndax ba sëñ Moutala di def su Serigne Ahmadou Rafahi def xutba mu koy filmer portable am yaakaar naa à l'époque boobu la ñu commencé woon am relation man ak moom ma koy suivre yenn saa yi ñu jokkoo man naw ko lool ci taxawaayam ak détermination ak yitte moo tax thème bi mu ko choisir ci loo xamante ni man ak moom waxtaanuñ ci laa xam ne am na conscience ci mission bi mu am ak responsabilité bi mu am mais surtout ci fii nga xamante ni fi la ko yàlla nattoo mu ko fiy exercer muy Touba te loolu di leen si dellu si waat ci biir waxtaan bi waxtu bi dafa gàtt moo tax dama koy tënk rek comme ay borom xam-xam ñoo fi toog dama koy tënk rek xam naa après ci discussion yi dinañ mën a dellu si waat ci yu bari. média et société déjà lii njëkk a leeral mooy média su amee société moo am moo tax mu am société mooy am ba pare ñuy xool seen i convention sociale yu ñuy doxale maanaam seen i code sociaux yoo xamante ni moom la ñuy doxale nan la ñuy def ba dund gi mën a mucc ay ci seen biir ndax daje nañu ba noppi comme yàlla dogal na daje nañu ba noppi bokk nañu am pàcc ba noppi yàlla dogal na it kenn ku ci nekk mënul di dund rek faaw ñuy jëflante di demlante ak di dikkalante di jokkalante yenn saa yi ñu tooñante di war a jéggalante yenn saa yi ñu tooñante te duñu mën a jéggalante ci suñu biir am leneen lu ñu war a atte ngir kenn ku ci nekk ñu jox ko lay àqam ku jël ak keneen ñu mën ko delloo àqam loolu mooy am société daal di am ci biir loolu nag jamono di dox lu yàggoon la sax xëy na dañ ko formaliser wu lool ndax média loolu kon mooy société média mooy toute forme de diffusion loo xam ay canal yoo xam dinañ koy utiliser pour mën a jottali xibaar kon lu yàgg am la ba àdduna sosoo mën nañoo waxee noonu wala lu ko jiitu sax ndax bu ñu xoolee ba ci suñu borom subhanahu wa taala ni mu jëflantee malaayika yi ni mu jëflantee ak yonent yi dinañ xam ne kon gënoon naa sori waaye loolu du ñu ci ñëw ndax day sori lool nga xam ne kon jamono bu nekk dina am fu information di jóge di am fu mu dem donc canal yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser mu nekk par voie imprimée wala par voie électronique donc loolu mooy média ci ni nga xam ne noonu lañ ko mën a tënkee ci biir boo ko buggee toj mu ñëw ci xeetu médium yi nga xamante ni am na mu am télévision mu am rajo mu am presse écrite am léegi nag ce qu'on appelle les nouveaux médias muy li nga xamante ni loolu mooy réseaux sociaux yi te pour man loolu moo waral coow leeg njàmbat bi yëpp en tout cas bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo accéléré li tax suñu société ak suñuy borom xam-xam war a ittewoo surtout chercheurs yi war a ittewoo mbir mi nga xamante ni jamono indi na ko ba mu nekk ci suñu biir ñu gis jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi koy indi ci suñu dëkkin ñu gis jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi koy indi ci li ñuy wax les codes culturels te dinaa ci dellu si ci inconvénients yi su boobaa nag dafay jar ñu def ci taxaw seetlu ba xool lii bu dakkut fan la mën a jëm ndax dañoo war a wëlbati jubloom
wala ndax dañoo wala yëkkati yitte ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko amee muy kii pratiquer média ak instrument bi mu yor nga xamante ni foo takk dangerosité am foo takk puissance am foo takk pouvoir am daanaka jéggi na dayoo. keroog rek damay waxtaan ak borom xam-xam bu tudd Cheikh Abdoul Ahad Sané mu ne ma pouvoir média moom li ko ci gën a impressionné mooy mën nañoo jël léegi lu bon baaxal ko ba mu baax ci bëtu nit ñi wala ñu jël lu baax bonal ko ba mu bon ma ne ko sax am na ku ma mës a dégg mu ne moom média yi mës nañu koo bonal ba nee na bu xëyee jàkkaarloo moom ci seetu boppam danaa noo kii du man nee na dem na sax ba bëggatul boppam ba ñàkk confiance ci boppam te loolu bu fa nit eggee moo ngi dugg ci benn crise existentielle boo xamante ni su amut lu ko téye dellu si ko rek musiba. kon les chercheurs ñi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi ak ñi nga xamante ni ñooy yarkat yi xam nga tey jii bi Covid 19 ñëwee dañu fëgg chercheurs yëpp ci laboratoire yi gën a mag ci àdduna ne leen am ngeen responsabilité bu mag mooy lii fi dugg di mbas mi wax leen nit ñi nu ñuy def ba mucc ci loolu wàllu zahir la waaye ci wàllu baatin tam dañoo am ay généralistes ak ay spécialistes ci wàllu xel ci wàllu xol ak ci wàllu ruux ñoom tamit su mbir yi amee dañuy interpeller seen responsabilité ak seen mission ci ne waaw nan la ñuy def kon ba mën a defar nit ki ba yëkkati ko fii nga xamante ni fii la bëgg a nërmeel boppam ba delloo ko ci fi nga xamante ni loolu la suñu borom bëgg ci moom loolu la it borom dëkk bi bëggoon ci ñun mooy delloo doomu aadama ci melokaanam bi nga xamante ni moom mooy bëgg na rafet. donc média ñëw na société ñëw na puissance feeñ na ci pouvoir feeñ na ci influence feeñ na ci li nga xamante ni moom mooy population yi puissance boobu nag ak influence boobu am na solo ci benn fan ndax wax naa ko léegi ne lu yàgg ba jamono amee ba tey wala ba àdduna amee ba tey dañuy soxla di amee information waaw bu ñu amee information foofu tamit suñu ko temps bi mayoon mën nañoo ñëw leeral sax ci différence sama communication ndaxte loolu it lu ñuy jaawale la ci jamono bi te lenn lu ci nekk métier boppam la lenn lu ci nekk science boppam la donte dinañ am ay similitude waaye am nañ ay différence yoo xamante ni ay différence yu fondamentale la te souvent jaxase gi sax dina am lu bëri lu muy indi ba ci ki nga xamante ni dafay toog di joxe information su fekkee ne dafay jàllale boppam comme un communicant su boobaa nekkatul ci information waaye ci communication la nekk et bu ñu waxee communication ñoo ngi ci valorisation ñoo ngi ci influence souvent sax ñoo ngi ci manipulation des masses donc loolu it ay buntu la yu bëri yoo xamante ni xëy na du fi xaj donc influence bi nga xamante ni média dina koy am lu mën a am solo la ndax tey jii ñëpp a ko ittewoo ngir mën a toucher ndax média vocation première am mooy toucher un public extrêmement large nan lay def ba lii may wax wala nan lay def ba bu weeru safar bi teroo Cheikh Mouhamadul Muntaka woo Cheikh Mouhamadul Bachir ibn Cheikh Abdou Khadir ne ko de am naa xibaar boo xamante ni bëgg naa tey fépp fu taalibe nekk jot ci wala lu ëpp boog ci taalibe yi jot ci lu ëpp ci jullit yi jot ci fu ñu mën a jaar fan ngay jaar fu dul ci média yi ci média classique yi ngay jaar muy télévision rajo ak presse écrite ak ci médias sociaux yi ngay jaar kon am na solo am na lu ko gën a jiitu it waaye dànkaafu woon nañu it nañu bu xibaar ñëwee nañu ko càmbar filtre léegi nag foofu la éducation des masses di duggee ngir am solo ngir mbir moo gis rek jàpp naa ne bu mu mën di nekk ni mu mën a jëriñee wala lu ci ëpp bopp noonu la mën a lore léegi nag tout dépend de l'usage ban jëfandiku lañ ci am tout dépend aussi de ki nga xamante ni moom moo koy jëfandikoo ak ban ambition la ci am ak ndax moom waajaloon nañ ko ngir mu mën a jëfandikoo loolu nga xamante ni moom mooy média bi waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci média yi ba xëy na seen Moutala ak seen i kilifa daal di yittewoo waxtaane ko tey ñooñu nga xamante ni ñooy jëfandikoo média yi bàyyeekoo wuñu planète Mars bàyyeekoo wuñu beneen planète duñu ay extraterrestre ci biir société bi la ñu bàyyeekoo kon ñi bàyyeekoo ci biir société bi ñoom ñooy dem ci média yi di ko utiliser kon bu jafe-jafe amee xëy na dinañu joxar bi baaraam ñi nga xamante ni ñoo téye média yi waaye su boobaa aussi dinañ questionner environnement sociologique bi nga xamante ni moom moo leen produire donc ay
bunt ay réflexion rek lay tijji ba nga xamante ni kenn ku ci nekk su boobaa acteur bu ci nekk dinañ la mën a interpeller ci sa rôle ak ci sa responsabilité bu dee baax na ban responsabilité nga ci am waaye bu dee safaan nga it am na ban responsabilité nga ci am. donc kon avantage yi duñu ko discuter lu am ay avantage lu am tamit ay inconvénients la inconvénient bi nga xamante ni tamit gis nañ ne moom la gën a jur te jamono indi ko mooy li ñuy wax éclatement des systèmes de valeur. médias yi loolu dafa nekk beneen jafe-jafe boo xamante ni dañu ko am parce que ci ñoom la ñuy jaar di def promotion valeur wala sax promotion anti valeur wala promotion kuy incarner ay valeurs yu ñu partager parce que waxoon naa léegi ne suñu vie en société dafa laaj ñu partager ay valeurs bokk ay centre d'intérêt foofu laay jeexale sax su ma ciy ñëw ci le cas spécifique de Touba. donc su fekkee ne éclatement des valeurs am na te médias yi di ci jouer rôle bu mag a mag parce que su boobaa ki nga xamante ni moo wéet ak ay nitam di leen yar dafa am beneen autorité buy exercer influence ci ñoom te du ko yëg muy médias yi que ça soit les médias classiques que ça soit les médias nouveaux benn borom xam-xam bu tudd Dominique Voldon nekkoon Québec Canada def ci benn jàngat bu am solo bi mu defee astafirullah France la nekk mais ki nga xamante ni moo njëkk a def jàngat bi dafa tudd McLuhan moom France la moom Québec la nekk mais Dominique Voldon moom moo nekk France di gëstu di nekk chercheur ci wàllu média ak société comme li ñuy waxtaane nii ci CNRS mu def benn gëstu wax ne Dominique Voldon bind benn téere daal di koy tuddee McLuhan ne répond plus. McLuhan moom mooy ki nga xamante ni moo njëkk a génne baatu village planétaire village global moom moo ne woon avec les technologies de l'information et de la communication adduna bi dootul nekk ay gox yu fasantikoo yu wuute nii ci adduna bi ni mu demee woon boog nga xamante ni dara mën naa xew fenn ba jeex te ñi xew ci nekk feneen duñu ko yëg McLuhan ne léegi ak nouvelle technologie de l'information yi adduna bi léegi benn village lay nekk benn dëkkaan rek lay nekk. bi Dominique Voldon ñëwee daal di saytuwaat gëstu ba kooku defoon McLuhan te loolu moo am solo ci gëstu loolu moo tax gëstukat yi jamono bu nekk dañ leen di interpeller ci seen responsabilité mooy ñoom sëñ Abdou Khadre rek ñoom sëñ Mamour jamono bu nekk li ñi fi jiitu woon li ñu gëstu woon ba pare yow mii ñëw dañ ciy amaat beneen responsabilité ci càmbaraat ko daal di ciy jeter un regard souvent même critique pour xool nan ngay def ba am loo ci dolli wala loo ci jël ngir gën koo mën a réactualiser ngir nit yi jamono mën cee jëriñoo te bu ñu xoolee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul def na ko ci téere yu bari yoo xamante ni fekkoon nañu taalif ko dëppootul ak jamono waaye am lu am solo lu ca nekk mu jël ko dëppale ko ak jamono daal di étudier la sociologie ak l'anthropologie ci nitu jamono xam ne sama nitu jamono kat bu ma leen bàyyilee téere yi ci ni ñu ko bindee ci façon bi ñu ko bindee xëy na du ñu ko mën a jëriñoo loolu moo tax mu jël ko tëgg ko yeesalaat ko defar ko ba mu gën a mën a jàppandi ba sama classe gi nga xamante ni sax jànguñu xamuñu dara mën cee jëriñoo donc loolu tamit lu ñu koy delloowee njukkal la léegi ñun ñi dañ ci am responsabilité liggéey boobu nag moom la Dominique Voldon def ci liggéeyu McLuhan daal di waxoon ne village global la ñuy dem avec les technologies de l'information et de la communication mooy li ñu tuddee woon les NTIC les nouvelles technologies de l'information et de la communication te léegi ñu ne nekkatul nouvelle technologie léegi TIC rek la technologie de l'information et de la communication médias yi daal di ciy dugg léegi Dominique Voldon wax ne dañoo jàppoon ne avec ces nouvelles technologies on allait communiquer plus mais mu ne on s'est rendu compte qu'on ne communique plus jàppoon na ne on devait communiquer plus mais on ne communiquait plus ñu ne ko waaw loolu lan moo tax nga wax ko mu ne ndax Djibril Fall yow da ngay jóg tey ànd ak sëñ Abdou Khadre Ba ngeen dem ci benn jotaay ne da ngeen di toog pour waxtaan kenn ku ci nekk yittewoo waxtaan ak ñi nekkul ci jotaay ba à travers les téléphones waaw nga xamante ni su ngeen toogee yéen kenn ku ci nekk mu ngi yittewoo xam information ban moo xew léegi ci sa fil d'actualité waaw yaa ngi xool fil d'actualité bi à la minute lan moo xew yow léegi ñëw nga pour waxtaan finalement waxtaanatoo te loolu mën naa feeñ sax ci jotaay bi tey jii ñu bari au lieu que ñu teewlu waxtaan bi te pourtant moo tax ñu def ay kilomètres dañuy nekk ci seen téléphone
loolu te nekk gi ngay nekk ci sa téléphone pouvoir la boo xamante ni nouvelle technologie yow teg na la ko te yow yëgoo ne moo ngi am influence ak pouvoir ci yow te sañoo koo bañ nga xam fi mu ne nii même boo demee sax ci kilifa di waxtaan ak moom doo mën a résister sax à l'envie de l'enregistrer ou de le filmer loolu moo tax kilifa yu bëri léegi booy dugg ci ñoom dañ naan la sa téléphone bi kat bu mu duggaale ndax xam nañ sax ñu wax ko donc loolu it nekk loo xamante ni yarkat yi ak gëstukat yi dañ ci am responsabilité par rapport ak 50 ans ci kanam ak 100 ans ci kanam technologie de l'information et de la communication ak les nouveaux médias fan la ñuy yóbbu loolu moo tax ma jàpp ne dëkk xam-xam yi te àdduna wane na ko ci lii mooy le financement de la recherche ak de l'innovation fan lañ ci toll loolu moo tax dëkk yu bëri dañuy financer ci laboratoire de recherche ndax laboratoire de recherche yi rek ñoom ñoo mën a gëstu lii ndax lii waxtaan bii du ko lijjanti mën naa fi wax inconvénient mën naa fi wax avantage buñ la dégloo sax alhamdulilah waaye mën nañ laa bañ a déglu sax ndax li ngay waxtaanee moom am na influence ci ñoom ba pare donc laboratoire de recherche yi ñoom ñooy def nag taxaw seetlu ñooy gëstu yu gën a xóot daal di jokkaloog ñi nga xamante ni ñoom ñoo am décision à travers les systèmes d'éducation à travers les codes culturels à travers les codes d'éducation ngir mën a joyanti à la base te loolu rek la dëkk yi rawante mooy dëkk yëpp boo ci dem tey ji su ma agsi woon Touba daal di ne est-ce que Touba am na laboratoire de recherche boo xamante ni am na fi dans le domaine de la sociologie ñuy nuyu bu baax soxna si agsi noonu bi soxna Mame Issa sëñ Modou Fati Khary di ko dalal di ko jox wàccuwaayam bu baax ak ñi mu àndal fi di wax ne rek xam naa ne sax comme temps bi dafa gàtt dañuy daaneel ci li ñu jeexale noonu li ñu doon fi ñu yemoon mooy di wax ne rek humanité ci boppam moom la ñu interpellé ci responsabilité bi rawatina nag ñi nga xamante ni jamono bu nekk ñoom la ñuy xaar ngir seeni problème ñu mën ci am solution mooy gëstukat yi mooy jàngkat yi ak jàngalekat yi ci ñiy góorgóorlu ci wàllu àdduna ak ñi nga xamante ni ma ko waxee woon léegi bu wàllu madda jàllee ñi nga xamante ni tam ñooy ittewoo xel ak xol ak ruux ñoom tamit jamono bu nekk seen interpellation day gën a mag ndax ñoom sax lu ci bëri dañ leen di tooñ ndax dañuy nekk jàpp seen jàmbur nekk ci seen barab di góorgóorlu yeneen influence extérieure fekk leen fa di leen sonal yu métti léegi moo taxoon ma doon tudd laboratoire de recherche ak ay chercheurs yoo xamante ni tamit dañuy taxaw ngir jamono bu nekk di gëstu li nga xamante ni mooy xew tey ak di sonal doomu aadama ci mu mën a di fàttaliku jamono bu nekk li ko fi indi bàyyi ko fi ni ko Serigne Saliou Mbacké doon wax radiyallahu anhu ak li nga xamante ni loolu bokkoon na ci li tax Cheikh Ahmadou Bamba sanc dëkk bii ak yeneen dëkk yi nga xamante ni yëpp moom la sancoon kon laboratoire de recherche lu am solo la ñu ciy bàyyi xel bu baax tamit lu am solo la di ko formaliser tamit dëppale ko ak adduna ba nga xamante ni bu yu mel nii amee problématique yu mel nii bu amee sonal nit ñi ñu mën cee góorgóorlu donc doon naa tudd léegi ci inconvénients yi l'éclatement des systèmes de valeurs ak des modèles culturels foofu tamit dafa am solo surtout les médias sociaux da ngay gis léegi li ñu gën a bañ mooy ñu ne diw de ku baax la diw ku baax la génne ko ci médias sociaux tey
yow mi ko génne sax da ngay dem ba ne man est-ce que kii waroon naa ko génne ci média yi ne waroon nekku baax la ndax di nga ci fekk ñoo xamante ni tey ab armée la ñuy nekk waaye seen yitte mooy bala ñoo tëdd dinañ bëgg a influencer nit ñi gëmloo ne leen kii du ku baax ku bon la kon ñoo ngi influencer pour ñu dindi ne kii kat matul référence matul li nga xamante ni moom la ñu kii leneen li mooy média dafay consacrer ce qu'on appelle le droit à la parole ñu jàpp ne kenn ku nekk rek war ngaa mën a taxaw ci pénc bi yor parole di wax ku ne bëgg a am sa média dañuy egg sax ci ku nekk léegi ba ci sax nga jiite mbooloo adduna wala nga jiite mbooloo diine da ngay jàpp ne da ngaa war a am sa média jàpp nga ne daal yow lii ngay def kenn validé wu la ne la lu baax la wala lu baax la ci société bi jàpp nga ne yow da ngaa war a am sa média war a am it say taskatu xabaar ñu lay jàllaleel say média yenn saa yi nga jël ku sawar lool ci mbooloo ci sa mbooloo ne ko yoreel ma média bi deful formation bi amul éducation bi amul dara ci xam-xam bi nga jël ko jox ko arme bu puissante noonu soo moytuwul bés booy subir les dégâts collatéraux su boobaa doo ko yëg ndax média bu mën di am ci kaw suuf dafa am lu ñuy wax la régulation il faut que mu am régulation su fekkee ne nit ki nag amul taw feexu di bàyyi xel boromam ci liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy liggéey jëmale ko ci doomu aadama yi su boobaa foog mu am nag benn instrument boo xam nit ñi ñoo koy wut comme ni ko CNRA nekkee tey ci Sénégal te ñu dem ba sax ci biir journaliste ñu am lu ñu tuddee le tribunal des pairs waaye tamit dañuy gis ne jamono bu nekk day am ce qu'on appelle un vide juridique mooy nit ki dina yor instrument bi di def sax xëy na njombe te kenn du ko mën a teg loxo ndax kenn xamul fu mu nekk ndax ab ordinateur am rek la yor amul siège comme Rafa TV gis naa leen keroog sax mbedd bi ñu nekk ñu bëgg ko tuddee rue Rafa TV am ku xuloog ñoom ci internet bi ne leen noo fii kër Soxna May moo nekk ci koñ bi su rue bi di tudd rue Soxna May lay tudd waaye xam naa ne bu ngeen góorgóorloo mën ngeen a am seen rue bu bopp yàlla wala ngeen lëkkaloo yàlla baax na donc di wax ne vide juridique bi da ciy am ndax da ngay gis koo xamante ni day yor téléphone portable am wala muy yor ordinateur am ñu koy régler loo ay compte saa bu xëyee ba ngoon jot di ko dalloo ci kaw ay nit di ko dalloo ci kaw ay gor ndax 200 000 francs bañ koy jox wala 100 000 francs bañ koy jox moom loolu la nekkee waaw loolu nag su amee yoon dafay taxaw mooy yoon boo xamante ni nit ñi ñoo koy def mais su boobaa aussi éducation dafay taxaw ngir nit ki mën a am li ñuy wax conscience am mën jamono bu nekk mu xam ne kat moom instrument bii ko jox mën na cee amee ngërëmal yàlla waaye mën na ko cee ñàkke su boobaa it moo tax éducation bi di am solo ndax dinañ ko xamal bu boobaa balaa instrument bi di ñëw ci loxoom dinañ ko xamal ne ko loo am ci kaw suuf lu dul ngërëmal yàlla ko gën loo ñàkkit te am ngërëmal yàlla ñàkkoo dara mu xam valeur u am ngërëmal yàlla ba pare xam jëriñ gi mu koy jëriñ ba pare nangul tamit dogal bi nga xamante ni yàlla dogal na ko ci moom mooy dundam dafa gàtt lool te bés dina ñëw instrument boobu dañ ci loxoom la mu te doon amee it dañ ci loxoom mu daal di dem wéet ak suñu borom ak ay jëfam léegi la mu doon ci jëf rek loolu lañ koy àtte su boobaa donc loolu ça va c'est beaucoup plus profond fi may jeexale rapidement sëñ Abdou Khadre mooy ci Touba nag ñi nga xamante ni nag ñooy exercer métier journalisme métier média de façon globale que ça soit les médias classiques que ça soit les médias sociaux ci biir Touba ñoom nag dañoo am responsabilité bu gën a mag ndax waxtaan na neex borom kër Touba dañoo ñëw ak loo fi mën di indi ak métier boo fi mën di exercer dangaa ñëw fekk borom dëkk bi am projet de société am ba pare am ay code culturel am ba pare am ay valeurs yu mu bëgg ba pare yemu ci sax daal di defaroon constitution daal di ko fiy bàyyi. xam nga tey jii France boo ñëwee ak loo sawar da nga fay fekk la constitution de la 5e république ñu ne la sawar nga lool de waaye loo sawar mënoo koo yokk loo tayel it doo ko wàññi dëkk bi it dafa am lu fi borom dëkk bi bëgg donc média bu fi ñëw dafay du média ça va même au-delà des médias quel que soit le métier que tu pratiques soo xasee dugg Touba da ngay bàyyi xel ne fii kat dëkk bii ma ñëw dafa am ay code culturel dafa am valeur yoo xamante ni moom la ñu bëgg jamono bu nekk di ko yëkkati
muy gën di jolli jamono bu nekk di gën a màgg jamono bu nekk di gën a am solo jamono bu nekk te loolu li ci jiitu mooy nga xam ne dëkkub diine nga ñëw waaye dëkkub xam-xam nga ñëw diine vraiment au sens large du terme diine it au sens large du terme mbaax au sens large du terme te Serigne Touba li mu bëggoon ci képp koo xamante ni fekk nga ko ci dëkk bii te mu jiital ko ci njabootam mooy un capital humain de qualité te loolu la fi bàyyi loolu la fi nekkoon ñi mu doon yar loolu la leen doon yaree waaye bi mu demee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko wuutu ñoom it loolu la ñu wane te loolu nag média mënu ko yàq média waru ko yàq média dafa war a bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy yëkkati jamono bu nekk di ko wane jamono bu nekk te loolu moo tax Rafah TV am solo lool. loolu moo tax Rafah TV am solo dans son inspiration waaye loolu moo tax Rafah TV am solo ci ki nga xamante ni moom la ñu ko tuddee mu leen di gunge ci liggéey bi muy Cheikh Ahmadou Rafahi ibn Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké taxawaayam tey muy ci biir réew mi muy ci bitim réew yoonu murit amal ko njukkal bu baax a baax te loolu mooy avantage u média ndax tey jii bari na ku ko xam te ci média la ko xamee bari na ku jàng ci moom njàngaleem Serigne Touba te ci média nga ko xamee média de masse donc muy impacté à travers les médias donc loolu moo tax responsabilité bi day gën a mag responsabilité bi ci ki nga xamante ni moom mooy rejoindre Rafah TV man tey nga xam su ma ñëwoon tey jii di rejoindre Rafah TV war nañu maa auditionné ba xool ndax man méngoo naa ak war may dëkk bi waaye war naa am beneen dimension formation ci biir média bi nga xamante ni dina contrôler man contenu bi nga xamante ni moom laay indi parce que li tax média africain yi am jafe-jafe mooy dañoo am défi contenu Afrique dañoo am défi contenu quand tu mets pas du contenu mais keneen mooy ñëw defal le contenu et aujourd'hui c'est ça qui nous arrive en Afrique au Sénégal et peut-être que c'est ça qui peut arriver à Touba si on n'encadre pas les médias fii ci dëkk bi donc loolu mooy défi bu njëkk bi mooy la législation mooy tey képp ku yor média di ko exercer ci dëkk bi war nañoo xam fan nga nekk siège bi war nañoo xam kan moo ko yor war nañu tam jamono bu nekk sax ñuy def taxaw seetlu ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi am média parce que wax naa leen ko xam nañu ko ñoom ci seen bopp responsabilité bi ñu am mooy waxtaan na neex borom kër te fii jaay fi professionnalisme parce que damay wax ne média yi bu ñu ñëwee comme juddoowuñu fii buñ la ko indee waroo koo def comme ni ñu def cette démocratie là te dañ la naan média dafa bokk ci démocratie mais ban démocratie est-ce que c'est une démocratie à l'occidentale wala ndax c'est une démocratie qui doit nous ressembler et nous rassembler est-ce que suñu démocratie tey jii boo jëlee la démocratie à l'occidentale te démb laa ciy déglu benn borom xam-xamu tubaab mu ne la démocratie ne fait que nous diviser te démocratie loolu rek lay indi day diviser dama koy joxe benn exemple tey jii bu ñu bokkoon benn kuréel man ak sëñ Abdou Khadir mi suñu amul capacité d'accord ci kan moo ñuy jiite kuréel googu suñu voté rek boo maytul kuréel gi xaaj na ñaar te ñii nga xamante ni ñoom la ñu gagné dañuy ñaanal ki gagné yàlla na bu mu réussir difficulté boobu tamit dañu ko nekk donc loolu moo tax il nous faut penser la démocratie il nous faut la repenser et il nous faut l'acclimater ñu dëppale ko ak li nga xamante ni moom mooy les us et coutumes noonu mu aajowoo ci démocratie noonu la aajowoo ci li nga xam démocratie daf ko indi te médias yii nag ñu amee démocratie moo ko indi il nous faut donc des médias qui nous rassemblent et nous ressemblent et qui puissent accompagner suñu développement économique et social nan la ñuy amee médias yoo xamante dinañ ñu nuru ba pare di ñu boole ci li nga xamante ni moom mooy essentiel ba pare di gunge suñu dox jëm ci ñu am dund gu mucc ayib ñu am dund goo xamante ni dund gu baax lay nekk waaye jamono bu nekk ñu koy gën a baaxal ci ni nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee woon ci ñun ba nga xamante ni yuuxu ga sëñ Moussa Ka yuuxu woon ñun kat du ñu ko yuuxu tey du ñu ko yuuxu ëllëg mooy boo ñu joxee lan ñu joxoon dootuñu def nañu defoon xanaa yëgoon a yaru nañu boo ñu joxee lan ñu joxoon dootuñu def nañu defoon xanaa yëgoon a yaru nañu donc jamono bu nekk instrument bi ngay am ci sa loxo soo ko jëfandikoowul noo ko warul jëfandikoo yàlla de bu ëllëgee mën na laa yar waaye bu la mu la yar àdduna dina la yar àdduna dina la yar donc maa ngi leen di gërëm bu baax jamono bi moo xat lool ak kilifa yi fi teew ñu leen di jéggalu bu baax ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko jafe-jafe bi ma gën a am surtout mooy ñii ñu ma booleel table te ñii fu ñuy toog di wax man damaa war di yor bi di bind di jël note
muy Cheikh Abdou Khadre ak sëñ Mamor, donc di leen gërëm bu baax di leen sant di baalu àq ñëpp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala bés bi ñu jëm fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar yàlla dimbali ñu fekke ko, mu dimbali ñu def ko ni ko borom dëkk bi bëggee, ñu màng ci ngërëm màng ci ay leer yu màgg daje ceeg ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala, daje ceeg ngërëmal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, daje ceeg ngërëmal Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul, daje ceeg ngërëmal Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir mi nga xamante ni tey jii moom moo fi nekkal Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. jërë ngeen jëf. macha allah jërëjëf Serigne Pape Djibril Fall ci tënk bu am solo boobu ci média et société mel na ne kon leer na ko ak it influence bi nga xam ne technologie de l'information et de la communication dugg na ci te bokk ci élément média yi ak fi nga xam ne fa la yóbbu nit ñi ak fi mu yóbbu àdduna fii ñu toll ak it taxawaay bi nga xam ne nag moom la ci importance de la recherche maanaam ak gëstu njariñ li nga xam ne moom lay am su boobaa ak taxawaay bi mu war a am ak ni mu war a contextualiser mbir mi naka noonu tamit barrière yi nga xam ne moom mooy am léeg-léeg te nga xam ne mooy sunu jafe-jafe te dañoo dem ba loolu nga doon tudd mooy les TIC yooyu mujj nekk loo xam ne dépendance lañ ciy am maanaam day doon loo xam ne day mel ni nit ki léegi dafa bokk ci dundam ba mënatu koo bàyyi yooyu yëpp ci jafe-jafe yi nga xam ne tudd nga ko njariñ yi nga xam ne tudd nga ko ci tamit ni nga xam ne noonu la mën a àggee fu ne ak ni mën a yaatalee lu baax donc kon njariñ leeg ñàkk njariñ gi mi ngi dépendre toujours rek ci ni nga koy jëfandikoo ak rôle bi nga xam ne it moom la laboratoire de recherche yi war a jouer ci bu jamono ji tollee foofu ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a dëppaleeg jamono ak responsabilité bi nga xam ne moom la média yi nga xam ne nag dañoo exister fii ci dëkk bi nga xam ne ñoom bokkuñoo ñi nekk ci yeneen dëkk yi wala yi nekk ci yeneen régions yi ñoom fi ñu nekk dafa am charte dafa am doxalin te lépp lu ñuy def rek dañ koo war a dëppaleeg li nga xam ne moo taxoon borom dëkk bi sañ ci dëkk bi nga mujjee ko leeral aperçu bi nga xam ne léeg-léeg ñu bari ci la ñuy laytoo ngir mën a daganal yi nga xam ne suñu borom daf koo xaraamal te man koo jaarale ci wàllu média lu mel ne démocratie bi ñuy wax wala wàllu laïcité aperçu bi nga xam ne nag moom la ñu war a am ci laïcité selon xëy na kenn ku ci nekk wala réew mu nekk ak na nga xam ne noonu lay doxalee ay mbiram kon dañu daal di gaaw rapidement jox sëñ Mamor mu def taaliqam ci loolu Pape Djibril Fall doon wax kon sëriñ Mamor fadal mashkur. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di sant bu baax waa Rafah TV gi nga xam ne ñoo woote tey jii ba ñu teew ci jotaay bu am solo bi di nuyu suñu kilifa yu baax yi nekk suñu ginnaaw di leen ziyaare di sant bu baax sëriñ Pape Djibril ci waxtaan wu am solo wi mu def nga xam ne mat na sëkk amul dara luñ ciy mottali lépp mat na lépp leer na xam naa sax day rek ne teraanga kenn du ko delloo waaye kàddu gi moom mënoon naa ko bañ a jël man xëy na ci ñett tomb rek laay taxaw ci li mu wax bi ci njëkk mooy kuy yëngu ci média ci biir dëkk bi yu mu war a bàyyi xel ñaareel bi nit kuy jëfandikoo média yoo xam ne war na ko bàyyi xel ñetteel bi di tomb boo xam ne taxaw na ci te muy lu am solo lool muy médias sociaux yi ki nga xam ne mooy yëngu ci média bu ñu sukkandikoo ci li mu jàngee ci wax wi bu ñu sukkandikoo ci li mu wax ci waxtaan wi mooy doole ji nga xam ne média am na ko ci mën a taaral lu taaruwut mën a suufeel loo xam ne yëkkatiku na ak jeexil bi mu am ci li ñuy wax opinion publique muy mbooloo mi gisin wi ñu am kon loolu ki ci yëngu war naa xam ne yor na jumtuwaay boo xam ne mën na cee liggéey lu baax am ci yàlla waaye bu ca defee safaan mën na ko cee fekk kon li ñuy wax éthique ak déontologie ci biir liggéeyu média ak journalisme ak yooyu war naa xool gisin bi ci lislaam am te loolu lépp ci biir lislaam éthique ak déontologie mën nañ koo tënk ci benn baat muy ixlaas sidq ak amaana ak muy dëggoog wóor ak yëpp di dugg ci biir kon kiy yëngu ci média rawatina muy ab jullit rawatina mu nekk ci dëkk bi war naa bàyyi xel loolu bàyyi xel li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut loolu Sëriñ Tuubaa firi woon na ko ne mooy nay wax lu baax te noppi ci ab safaan mu bàyyi xel it li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne jullit dëgg du nekk jullit dëgg lu dul ne jullit ñëpp dañoo mucc ci aw làmmiñam mucc ci xalimaam al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi média génn ci ñaar yooyu kon loolu kiy yëngu ci média war naa bàyyi xel loolu ki nga xam ne nag mooy jëfandikoo média muy ñun bu fekkee ñi yëngu ci média bàyyiwuñu xel
am na lu ñu war a ngànnaayoo loo xam ne l'islam junjoon nañu ko te sëñ Pape tudd ko sànq mooy ñu am capacité d'écoute ak capacité de filtrer mooy lu ñëw ñu mën koo segg te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ ko in jaakum faasiq mook jullit ñi ne leen in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu mooy bu dara ñëwee ñu segg ba xam nu mu demee ndax léegi li ñuy wax fait divers ak à la une yeeg buzz yi ni muy tasaawro bari na ba mën naa dugal nit ci ndëgg sërëx bu teewut bi mu mujjee wax nag muy bu am solo di médias sociaux yi ak suñu téléphone portable yi ci ni mu amee solo bu ko nit jëfandikoo ci mënees na cee gëstu xam-xam mënees na cee jokk ak mbokk mënees na cee tasaar ay xibaar mënees na cee liggéey mënees na cee def yu ne waaye am na ay ngaañ yu baree bari yoo xam ne sëñ Pape tudd na ci yenn te mooy ni mu mënee këf waxtu nit li ëpp ci luy jël waxtu nit ñi fi mu ne génnu téléphone portable yi ak médias sociaux yi rawatina réseaux sociaux yi maa ngi siyaare sëñ maam Serigne borom réseaux sociaux yi maa ngi koy seen loolu day wane ne war nañoo bàyyi xel ci nuñ koy jëfandikoo dolli ci tudd na ci lu am solo mooy booy dem ci kilifa diine wala barabu diine boo xam ne sax da nga fa doon dem xëy na ngir wut fa yàlla ñi ëpp ci ñun bu ñu àggee léegi li ñuy gën a yittewoo mooy photo yu ñu fay jël vidéo yu ñu fay def moo xam ay selfie la moo xam ay snapchat la wala ay tiktok wala yeneen fa mën a def loolu lu mat a bàyyi xel la ba ci suñ ndaje mii ñu nekk rek joxe na ci misaal ci ne ñi ëpp ci ñun jóge nañ fu sori ñëw ngir waxtaan wi gaa waaye tey ñi ngi sëgg ci seen téléphone li ëpp ci waxtaan wi boo leen ko laajoon duñ ko xam boo demoon barabu Cheikhul Khadim loolu moo fa ne boo demoon barabu Sëñ Fallu moo fa ne boo demoon barab bu sa xel dem ñi ëpp ci nit ñi buñ ñëwee fi ñu waroon a teeloo loolu lañ fay nekkee nit ñi àgg nañ ci sax bàjjen yi nga xam ne ñooy gàddu liir yi ñuy tudd dañuy bu ñuy wat liir bi sax dañ koy photo di ko dugal ci internet bi ci WhatsApp bi kenn xamut loolu mu doon loolu mbir la moo xam ne ñun ñëpp war nañ sa bàyyi xel te buñ àggee ci nag di ko gis ci ñi nga xam ne ñoom xam nañ jàng nañ mooy mbir mi foofu la gën a yéesee kon loolu moo wax it lu am solo la ci ne nit ñi war nañ cee bàyyi xel àgg nañ ci ne sax ñi ëpp ci ñun fi mu ne boo xoolee mën ngaa tàmbale ci sa bopp booy tëdd téléphone portable moom ngay mujjee xool booy yeewoo sa téléphone portable ngay njëkk a xool luñ estati wala lu fi xew ci diggante bi te foofu am na yu ñu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon yoo xam ne waroon nañ ko def kon lii ma doon wax dama doon sof rek ci li Sëñ Pape wax ci waxtaan wi nga xam ne mat na sëkk dara manqué wu ci 5 minutes lañ ma waxoon Sëñ Ablaye def na 4-30 secondes li ci des dama ko jàppale waa comité bi salaamaaleykum bi